asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na li ci gën a fës ay xibaar yu tiis ndax ci match Sénégal ak Égypte démb am na ñetteelu nit bu ñàkk bakkenam moom tolloon ci juróom fukki at mu ngi faatu ginnaaw ab crise cardiaque ginnaaw ba Boulaye Dia dugalee but bi ci ndorteelu match bi yëf yaa ngi xew fële ca Saly Portudal ci benn hôtel dinañ ko yaatal ci kanam tuuti laata loolu itam démb fële ca diwaanu Thiès ginnaaw match bi am na benn dawalkatu moto Jakarta bu faatu ginnaaw ba moto mbëkkante ak beneen ñeneen am ci ay gaañu fii ci Dakar am na ku ci ñàkk bakkanam muy ñett. Sénégal kon qualifié ci mondial Qatar 2022 ginnaaw ba mu dóore Égypte benn bal ci dara ñu dem ba tiro bu ñetti bal ci benn Égypte nag dina dem kalaame fële ca FIFA ndax jafe-jafe yi nenteeg fii ak fitna gi fii ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio. leneen ci xibaar fële ca Potou ñi yëngatu ci mbërum ndër bi rawatina soble am ay jafe-jafe ndax seen soble yooyu dañuy koy jaay kilo bu nekk daanaka fanweer mu néew loolu te ngir gis ku ko jënd sax nekk na ay jafe-jafe yu tar ñoom baykat yooyu le bugguñu la leen daloon daaw ci ay jafe-jafe ñu dundaat ko ren jile atte ñu tuumal ay faat nit fële ca Bofa Bayo tey jile René Capin Bassène moo nekk ci kanamu attekat bi démb mardi Oumar Ampoy Bodian la woon moom lu ëpp juróom benn waxtu ñu ngi ko doon déglu moom weddina liñ koy teg ci ay tuuma yëpp nee na laalewul ci faat nit yooyu waaye nangu na ni moom ci mouvement force démocratique yu Casamance di MFDC ci la bokk. di leen ziar bu baax a baax xibaar yi dañ koy dooree ak match bi démb diggante Sénégal ak Égypte am na ñu ci loru ñu ngi leen doon wax ñi ci faatu démb ca Thiès ak Ndakaaru am na it ca Mbour rawatina Saly Portudal ci hôtel boobu ñu naan Les Filao ku fa am ab crise cardiaque ginnaaw ba Boulaye Dia dugalee but bi maanaam ci ndorteelu match bi képp la am crise cardiaque ba kon ñàkk bakkenam Ousmane Niabali lay wuyoo nekkoon équipier ci hôtel boobule mi ngi tolloon ci juróom fukki at ak lu topp dañuy dem ba Mbour fekk ji fa Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. naqar ak tiis ci hôtel Les Filaos bu Saly. jaale d'abord njabootam toute la famille Niabali. ñaari soxnaam yi. jaale surtout le personnel. ñaari hôtel yi Filao ak Saly hôtel benn famille la. war na yàlla ne dem bi liy amee. télé yi sax dañ ko fay. kenn seetaanatul marché bi. ci bu Boulaye Dia dugalee but bi ci ñetteelu minute la liggéeykat bi nekk ci hôtel bi daal di piqué ab crise ñàkk bakkanam. maa ngi dem seetaani marché bi kër loo xam ne ak sama benn xarit mu ne man de maa ngi dem réfectoire seetaani ko. ma dem ba di passé Elton ñu woo ma ne foo nekk ma ne ko maa ngi passé Elton mu ne am na lu xew dama ne ko lu xew mu ne Ousmane Niabali dafa daanu ci réfectoire ma ne ko daanu lan mook mu ne dafa daanu. ma ne ko woo ngeen urgence 24 mu ne waaw woo nañ urgence 24 ñu ngi dugg si. boobu Sénégal dafa dugal premier bii bi rek à la 3e minute rek vers la 5e minute comme ça on m'appelle. ma ne kañ la daanu mu ne sànq bi Sénégal dugalee daal ma ne ko déedéet. daal di dellu si tase ak urgence 24. ma ne ko alors gis ngeen ko mu ne waaw mu ngi ci ambulance ma ne ko ban mu ne non mu ngi ci ambulance. ñu ko yóbbu clinique ma daal di dëpp dem toppi leen mu ne ma non ma ne ko non lan la après juste benn infirmier xame ma. ne waaw monsieur Sarr mu ne sa employé bi dem na de ma ne ko dem fan sant yàlla rek tudd leen yàlla ma ne ko non manul nekk. Ousmane Niabali ab équipier la woon maanaam ñoom ñoo yor wàllum entretien bi ci hôtel bi hôtel boobu def na fa lu ëpp ñaar fukki at. man nag moom nekkatul diggante employeur ak employé. fi ma koy xam booba mu doon yëngatu toujours sport. seeram moo xamante woon ak sama cousine. ñi laa xamee Ousmane mu présenté ma indi ko fii mu defee fii formation am yëpp benn ma dem de embauché nañ ko depuis 19 ans. supporteru équipe nationale Sénégal bi nekk tamit supporteru Stade de Mbour ñàkk bakkanam ci ab banneex bi mu doon féete. ñaanal ko yàlla xare àjjana. jërëjëf Abdourahmane Diallo ca Thiès itam am na benn dawalkatu moto Jakarta bu ñàkk bakkanam moom dafa mbëkkante ak beneen moto am na yeneen ñett yu ci am ay gaañu mi ngi xewee lu soriwul dara ci benn restaurant foofu ca Thiès ñoom dañoo génnoon ñoom ñëpp ngir wane seen mbégte ginnaaw ba Sénégal doore Égypte ba noppi qualifié ci mondial Qatar 2022 reportage Cheikh Anta Diop say laaj.
demee ci teg dóor yi ba Sadio Mané dugal bal bi la ndaw ñi bari génn fii ci diwaanu Thiès rawatina dawalkatu jakarta yi ñuy def anam bu nekk ci kaw tali bi ci la ñetti jakarta mbëkkante ba kenn ñàkk ci bakkanam ci des am ci gaañu yu méttee métti ñi nga xamante ne sax teewe nañ accident bi ñoom ñoo woo waa police premier arrondissement bu Thiès ak sapeur pompier yi. ñu génnee di zibile la parce que boobu Sadio Mané moo mujjee dóor si la ñu gagné côté les délices am benn car bu doon romb ñaari jakarta yi mbëkkante mais après oto bi daa mel ni moom moo andi décès bi car bi moo andi décès bi parce que moom moo mbëkk beneen jakarta bi daanu mooy décès bi am bi affaire bi métti na trop li may wax askan gi nañuy wàññi seen jakarta yi dawal yi métti yi mbégte la quoi Sénégal gam na coupe du monde mais tamit ñu def ndànk ànd ak dal lii soo ko xoolee jeunes yi ndaw am ay blessures ñii moor xam nga dafa métti waaw 1 mer 3 blessés dafa métti neexul ci xool ay xale yu ndaw am avenir xëy na kon seen mbégte ak seen cofeel ci Sénégal moo waral lenn li mais tamit ñu gën a defaat ndànk jakartaay Thiès yi nañ defaat ndànk li ñuy daw ëpp na métti na nañ def ndànk ànd ak dal. ginnaaw bu takk der yi defee constat ba pare sapeur pompier nag jël nañu néew bi di ab gune dawalkatu jakarta yóbbu ko ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès accident bi daanaka métti na képp ku fa taxawoon di xarit yi ba ci ay waajuram. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu desandi ci match boobu sax doxoon diggante Sénégal ak Égypte ñii di waa Égypte nag am nañu lu leen metti Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu. dañuy enchaîner rek ci tàggat yaram bi ñoom ñu ne dañuy porter plainte FIFA ndax ñu ne ay jafe-jafe tolof yu ñu dund fii ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ak ay fitna ñu ne. voilà ñoom daal ne nañu dañ leen teg fitna bi ñu ñëwee fii ci Ndakaaru wan leen i tamit lu nduroog racisme loolu la ñu bind ci seeni plainte ñoom waa Égypte bi ñu jébbal waa FIFA waaye kii di Mamadou Koumé nekk journaliste jiite woon fii ANPS jàpp na ni plainte boobu Sénégal mënu ko jural dara ci wàllu qualification bi waaye peut-être que mën nañ ko ci daan ci wàllu koppor dañ koy teewlu moom Mamadou Koumé nekkoon tey ji ganub Infos Matin. plainte n'est pas recevable. Bon léegi ce qu'on regrette une fois encore mooy li nga xamante ni xewoon na le Caire foofu la commencé. Absolument. Ensuite ñu fii Dakar xale yi def ko je pense que force de défense et de sécurité jéem nañu même. paraît-il bon essayer contrôler affaire boobu bu kenn dugal ay laser. bu kenn dugal yenn produits yi mais mënuñu ko là aussi je pense que il faut que ñu gën ci liggéey. voilà pour que am objet yoo xamante ni. warul dugg ci biir stade bi. waaw am ni stade bu rëy stade bu mag vraiment boo xam ne aujourd'hui c'est à la hauteur de la dimension de notre football en tout cas au niveau de l'équipe nationale war am na mesure yoo xam ne war nañ ko mën a jël aussi sur le plan de la sécurité. naata dañuy des foofu ca stade Maître Abdoulaye Wade démb ginnaaw qualification bi Aliou Cissé ci janoo ak taskatu xibaar yi di savourer performance bi nga xamee ni Sénégal def nañ ko bu koy déjee peuple Sénégal bi nga xamee ni am nañu taxawaay bu am solo ci ndam di démb foofu ca stade ba dañ koy teewlu. waa Égypte. waaw di leen nuyu ñëpp seen tur ak seen sant mën naa wax ni que match bi ñu ngi sant yàlla bu baax. lii lañ ci bëggoon maanaam mooy ndam li qualifié dem Qatar pour une deuxième fois consécutive def nañ ko yàlla jàppale nañu ba ñu def ko vraiment bëgg a remercier suñu supporters yi parce que tey vraiment fépp nañu jógee depuis 8 heures ñu ngi ci stade bi di xaar joueurs yi seen attitude tey foog naa moo tax ba tey équipe bi levé niveau de jeu moo tax tey ba équipe bi dem qualifié dem Qatar donc ñu leen di jaajëfal bu baax di leen remercier di leen delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax a baax voilà mu nekk match boo xam ne comme ni ñu ko waxee rek je crois que lu gënoon am importance ci match bi mooy que ñu qualifié mu doon nag match boo xam ne mënoon nañ ko gagner sur le temps réglementaire par rapport ak occasion yi ñu créé mais amuñu efficacité boobu donc il a fallu que ñu dem ba tir au but comme final la mais remercier vraiment féliciter suñu joueurs yi ci mental bu ñu am ci calme bu ñu am sérénité bu ñu am pour justement gagner match bi. jërëjëf. ginnaaw match bi zone mixte tamit suñuy caméra taxawal woon nañu fa ku ci mel ni Cheikhou Kouyaté ak Boulaye Dia àddu nañu suñu micro reporter Boulaye Dia mi nga xamee ni moom moo njëkk a dugal but compétition officielle foofu ci stade Maître Abdoulaye Wade di rafetlu taxawaayu supporters yi ndaxte mi ngi doon xaar ay jafe-jafe yu tar égyptiens yi am ko te noonu la demee ba tax na jàpp na ni ñoom dañoo tiitoon taxaw seen camp bëgg leen yóbbu prolongation ñu teewlu
ko moom Cheikhou Kouyaté ak Boulaye Dia ci micro Thierno Laurent Mendy ak Mamadou Ndiaye. waaw nu ñu ko jàngatee rek xam nga dañoo kontaan ak mbég parce que bu ñu gagné woon kat bi bëggoon nañ carrément joxe wu man ñu waxoon carrément pour affaire bi neex pour affaire bi neex il faut mais Sadio wax la jaay waay Sadio ma ngeen ko bu ñu qualifié woon coupe du monde kon yaakaar naa ni suñu coupe d'Afrique du am sens champion d'Afrique bi cette année coupe du monde à la maison loolu yaakaar naa ne déception la mais moo tax kat bu mu jeexee waxtaan nañ yaakaar naa ne waxtaan nañ si tey moom vraiment dañuy remercier peuple sénégalais parce que tey bu ñu gagné match bi ginnaaw yàlla ñoom la quoi. léegi nag la mooy objectif foofu noonu en tant que champion d'Afrique di pour taxawal de. non état ñu taxawal xool nañ ko mais duñ ko wax gum léegi. mais xam na ne carrément l'équipe sera ambitieuse incha allah. jaajëf yéen mais bon on va retenir la qualification au Qatar on était venu là pour ça. ñun nag tey qualification bi moo ñu taxoon jóg te yàlla def na ñu am ko waaye xamoon nañ ni bu baax du yomb ci ñoom ndaxte public bi def na ci liggéey bu am solo waaye finalement li gën a am solo daal mooy qualification bi te am nañ ko ñoom nag dañu nekk équipe bi nga xamante ne dañuy défendre bu baax loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko équipe boo xamante ne la yomb la dugal donc bu ñu demee ba am ci ñoom but ba yóbbu leen tir au but ak supporters yi vraiment gis nañ ni loolu jàpp nañ ci bu baax te li gën a am solo mooy qualification bi te def nañ ko. Mais ça fait partie du jeu, on s'est adapté, on a gagné. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin des 120 minutes entre joueurs? Voilà Boulaye Dia Cheikhou Kouyaté ñu wax naata ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqaloon muy waa Égypte ak seen entraîneur bi di Carlos Queiroz moom nag ginnaaw élimination bi dafa tekki ndomu tànkam maanaam démissionné ci boppu Égypte laata loolu nag conférence de presse félicité woon na Sénégal mu jàpp ni équipe bi am na groupe bu baax boo xamee ni war na ko mën a yóbbu fu sori ñu teewlu ko. Nous avons perdu cette finale. Nous avons perte nañ final waaye bi pertu match bi rek waaye qualification bi match bi neexoon na mais féliciter Sénégal waruñu fàtte ne Sénégal day représenter tamit Égypte moo tax ñu leen di ñaax ngir ñu représenter bu baax continent africain bi. So il faut jouer bien et c'est ça que tout le monde espère. Voilà Carlos Queiroz donc nekkatul entraîneur bu Égypte naata ñu jeexale ko ak yeneen i réew Afrique yi nga xamee ni ñoo qualifié ginnaaw Sénégal bokk na ci Cameroun ba mu demee fële ca Algérie def remontada moom tamit Maroc tamit qualifié Ghana ak Tunisie kon tableau baa ngoog fi mu nekk nii sur 32 équipes yi nga xam ni ñoo war a seq coupe du monde bi 27 ñoom ñoo ci qualifié gum mu des nag juróomi place soo xamee ni dinañu ko séddale waaye tirage au sort bi vendredi lay am maanaam ginnaaw suba Sénégal bokk ci chapeau 3 bi loolu nag 18h ginnaaw suba donc à partir de 16h plutôt temps universel le tirage bi di commencer foofu ca Doha. D'accord merci beaucoup Cheikh Tidiane Diaw merci rendez-vous ëllëg incha allah c'est ça. Voilà merci jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw dañuy woy ci xibaar yi ba léegi bi la yoon ñu wax la xewoon fële ci diwaanu Ndar muy Seynabou Ka Diallo étudiante bi ñu faatoon foofule moom nag ñu ngi ko jébbal sunu borom ci guddik altine jàpp talaata l'enquête baa ngi wéy journal L'Observateur xamal nañu tey sax ni am na ñaareelu nit buñ ci teg loxo foofu ca Ndar Ousseynou Diop ak Habib Seck dellu nañu ca kër kii faatu reportage. kon étudiante ci université Gaston Berger bu Ndar jamono ji ñuy wax ak yéen nag daan nañ koy denc mbir yi nag démb la am ci guddi ci kër gi mbir mi amee ñi nga xamante ni ñoo ko jege lool daal di def témoignage ci moom jàpp ni nag ki nga xamante ni moo génn àdduna nekkoon na jàmbaar waaye tamit ku fonkoon boppam. kon ñëw gërëm nañu ko sant nañu ko ñun ay waajuram ñam na fu ñu ko yemloo te amoon na diina lool dinañ ko seedeel bu baax a baax incha allah. lépp laay fam yëpp fëni la woon quoi bugg woon kenn mer souvent bu ñëwee si kër gi souvent day créer ay affaires yoo xam ne ñëpp participer si ndeysaan mu nekk nit ku oyof quoi. ci kàddu nijaayam di Abdoulaye Gueye la mu xamle bokk na ci lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy sécurité bi jëm ci wàllu université yi looy dañ ko yokk moom sax nguur gi la ciy gën a talal loxo ngir jafe-jafe bu nu mel duñ ko gisaat. président de la République yow la ñu waxal incha allah
di lay ñaan suñu doom yi nekk ci université yi mën doon fii ci Sénégal yëpp fexe leen université yi na am sécurité surtout université Saint-Louis bii. mbiru Seynabou Ka Diallo benn góor lañ ci daal di teg loxo démb ba léegi nag mu ngi ci brigade de recherche bi nekk fii ci diwaanu Ndar Géej enquête bi ñu ngi koy wéyal ngir yeneen xibaar ñu mën ko ci indi. jërëjëf Ousseynou Diop tey jile àllarba mooy juróom-ñetteelu fan atte ñi ñuy tuumal ca faat ba amoon fële ca Boffa Bayotte tey jile nag ñu ne René Capain Bassène moom moo nekk ci kanamu attekat bi démb ku ci mel ni Oumar Ampoy Bodian moom déglu nañ ko lu ëpp juróom-benn ci ay waxtu waaye lépp luñ koy tuumal ci faat googu amoon juróom-benn fan ci weeru janvier atum 2018 moom weddi na ko ba mu seet wecc waaye nangu na ni mi ngi bokk ci MFDC rawatina ci. Banqaas bi nga xam ne César Atoute Badiate moom moo ko jiite Boubacar Diassi Lamine Mondian ñoo ñu teewal ca Ziguinchor. li ëpp juróom-benni waxtu moom la chambre criminelle bu tribunal de grande instance bu Ziguinchor daal di jël ngir déglu Oumar Ampoy Bodian ngir jéem a xam li ci biir dossier bu ni mel mi nga xamante ni mu ngi ajoo ci massacre bu amoon ci janvier 2018 ci àllum Boffa Bayotte ndaxte Oumar Ampoy Bodian bokk na ci ñi nga xamante ni ñu ngi leen doon xaar ci biir procès bu ñu ko laajee moom de bañul li bokk na ci MFDC wax na sax ni depuis 2011 moom bokk na ci chargé de mission yi nga xamante ni ñoo bokk ci faction bu César Atoute Badiate waaye bu ñu ko laajee si jéeya jile nee na moom bokkul ci nii wala ci naa daanaka sax jegewu ko. depuis ba ñu commencé audience bi li nga xam ne moom lañ fi xam moom moo di ñii ñu jàpp. kenn di ci ñoom xamul dara li day ni buntu puso ci mbir mi ek ay innocent lañ jàpp ki nga xam ne nag moom dañoo jàpp ne que moom moo doon bopp bi maanaam moom moo doon xel bi moom moo doon xalaat bi tey jii bañ ko dégloo yaakaar naa ne que li ci génn moom moo di li nga xam ne que xamoon nañ ci lu bari. Maître Ciré Clédor Ly nee na moom de biir na ko ni bii le procès fi mu jëm daal mooy ñépp ñi nga xamante ni jàpp nañu leen ci daañu leen bàyyi. ñaareel bi it kay atte nekkuma ci boppam nekkuma ci xalaatam nekkuma ci xelam moom la muy xool ci dossier bi ak fa mu yem ci dossier bi man xëy na duma ko xoolee noonu te duma fa yem mun naa dem fu gën a sori kon mun naa gis loo xam ne que moom gisu ko mun naa wax loo xam ne que daf ko woyofal te fekk foofu la dëgg bi war a féete bu fekkoon ne que gëstu na ko kon boog René moo ci des wante lay raam ca ñag ba la war a dem bu ñu ko jëlee nag raamloo ko mu jëm ca géej ga xaw ma ci dara. fi mu nekk nii kenn dong moo ci des ngir ñu mën kaa déglu mooy René Capain Bassène. jërëjëf Boubacar Dia si ñu dem fële ca Mbour jàngalekat yi ginnaaw ba ñu toogee kon weer bi weesu comp ci seenu salaire ñoom nee na ñu fas yéene wu ñoo def ay cours supplémentaires ñu cay dolli ni état bi ba léegi dafa yéex wax ci loolee di ay prêt DMC muy direction monnaie et crédit ak décisionnaire yi ñoom lu leen yitteel ñoom jàngalekat yi ñu ngi doon daje ak conseil dialogue social ngir waxtaan ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi ñuy dund ak saafara ca war a am Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. au conseil dialogue social di waxtaanee li nga xam ne tënk nañ ko ci rencontre internationale du travail ñu waxtaanee tamit ci lu jëm ci wàllum genre maanaam jigéen ñi. pàcc yi nga xam ne ñoo nekk ci au conseil ñu ne nag dafa baax ñu partager résolution yi pàcc bu nekk nga approprier ko parce que déjà weer bi di ñëw dañuy dem ci conférence du travail bu passé bi bu ren bi. donc ñu ma estimé en tant que présidente que c'était une bonne initiative ba pare looloo ñu indi fii. ndaje boobu nag syndicat jàngalekat yi teewoon nañ ci li ni mel sax a tax ñuy ñaawlu lenn ci taxawaayu nguur gi ginnaaw bi ñu amalee seen négociation ba noppi. weer bi dañu ponctionné ci salaire u enseignants yi lu bëree bëri mais ñun nag en tant que responsable li ñuy wax rek mooy ñun xam nañu taxe yi ñu tënk taxe yi ñu tënk mooy nit moom da ngay liggéey ñu fay la soo liggéey duñ la fay mais dafa mel ni rek dafa amoon tradition boo xam ni su jàmm amee ñëpp dañuy jàpp li ñuy jàppoon dañ koy bàyyi yëf yi ñu jox nit ñi
également courage nit ñi mën a def dara mais ni ñu ko defee nii ñun nous prenons acte ni ñu ko defee nii également nit ñëpp xam ni suñu volonté c'est émoussé li ñu doon xaar si ñun ñu ñëw ay lundi soir mercredi soir samedi soir boo kenn xaar si ñun dinañu liggéey daal ni mu waree après ñu dem suñu yoon li ñu naan DMC yi ministre Daouda Diallo jëloon na engagement ba tey woowul kenn li ñu naan décisionnaire yi ba tey également waxuñu ñu lu leer. jàngalekat yi di fàttali comité de suivi bi ni ñoom dañu ajandi rek seeni grève li ni mel sax a tax ñuy xamal nguur gi ni engagement yi nga xam ne jël nañ ko fii ak weeru mai buñ ko respecté wul daxuñu delloo buum ci boy ga. leneen lu ñu war a lijjanti itam mooy xale yi fees dell ci mbedd mi di yalwaan ñu ci bëri ñu jàpp ne ay taalibe lañu ci xayma jàpp nañu ni toll nañu ci téeméeri junni te moo ne ñoom xale yooyu la lañ doon sàkku ci moom mooy ñu jàng alxuraan ba noppi te ñu bëri duñu def lu ni mel am na loi bu ñu fi tëral ngir mu xool loolu bu baax a baax Amnesty International moo ko wax nee na loolee dafa war a tax ba autorité yi ci boppam def seen kéem kàttan ngir xale yi ñu mën leen a taxawu li war muy jàng ñu mën koo def jàng alxuraan boobu nga xam ne moo waral ñu yóbbu leen ci ay daara dañuy déglu Seydi Gassama di directeur exécutif Amnesty Sénégal yëkkati woon kàddu yooyu ginnaaw ba ñu génnee ab rapport annuel bu ONG bi. kenn bañu nag njàngalum daara kenn bañu ko ndax njàngalum daara dafa sénégalais ñoom ñoo ko bëgg ñoom ñoo ko laaj képp ku jullit ñaan nga yàlla sa doom jàng alxuraan. waaye ni ñu ko doon jàngale ci temps maam yi ak ci temps papa yi suñu papa yi mënutoon continuer noonu te jamono day dox te Sénégal dafa bokk ci communauté internationale ñeneen réew yi ñuy xool mënutuñ fi nekk di yore ay xale yi ci ay bërëb yoo xam ne xëy na ay ñii nag ci biir réew mi seen xar yi sax fi ñuy denc seen xar yi ak seen nag yi moo gën a sell ci bërëb yi nga xam ne ci la ndongo daara yi di fanaan ci ñeneen daara ci biir réew mi kon état am na obligation gëstu daara yi moo taxoon ñu rafetlu loi bi nga xam ne ñu ngi ko doon préparé pour jox daara yi benn statut boo xam ne ñi jàngale alquran ak ndongo daara yi seen situation ak seen condition dina yokk bu baax a baax a baax waaye loi bu ba tey nguur gi mu ngi koy téye ci biir tiroiram yóbbu ko assemblée nationale pour ñu voté ko. njaayum soble mi ñu mbayee fii ci réew mi nekk na ay jafe-jafe yu mag a mag rawatina fële ca booru Potou ndax fee di plateforme ba ñuy stocké nekk ca ñaayam kilo ba ñu ngi koy jaayee fanweeri dërëm mu du liw néew loolu ci gis-gisu ñiy bay soble boobule te gis ku ko jënd sax nekk na lu jafe ndax ni mu ne xuus ci seeni loxo rax ci dolli ji bi dafa cher loolu ak lépp lu ñuy soxla ngir mën a béy ñoom dañoo jaaxle jamono ji ndax xam na jafe-jafe yu ñu dundoon daaw bugguñu koo dundaat ren jile dañuy dem ca pegg boobule fekk ji fa Thierno Fall ci reportage. baykatu soble yi fekk baax fii ci diwaanu Potou ak li ko wër ñoom jamono yi ci njaaxle gu metti lañu nekk li ko waral mooy soble bu bari bi nga xamee ni si bay nañ ko ba pare mu des ci seeni loxo mënuñu koo jaay. soble bi tey gis ngeen ni mu mel fii am na yoo xamante ñu ngi ci tool ya tool yëpp soble bi yëpp nem na mënuñu ko jaay. tey bu ñu nee soble tey fanweeri dërëm la fiy jar loolu xam ngeen ne loolu doy na waar. gis nañu léegi sax ñeneen ñoo jóge bitim réew ñëw di béy concurrence ak ñun ñi nga xamante ne ñoo ñu ëpp moyen ëpp ñu capacité ëpp ñu rendement yooyu mënuñu concurrence ak waa réew mi. ñoom nag li ñuy tiit mooy li leen daloon daaw nga xamee ni lu ëpp ci seen production bi dafa nëboon ba ñu gas ko suul mu dalaat leen ren ji ñun wax nañu guddi wax nañu bëccëg bu fekkente ne dañuy béy di suul loolu yaakaar naa warul doxal réew. nun nekk ay doomu réew mi lañ comme ni ñu ko waxee fii koo fi gis béykat boo fi gis mu ngi yéen fukki nit wala fanweeri nit di leen dundal te ci mbéy mi la ñuy dund demuñu feneen te ay sénégalais lañu te jàmm rek la ñuy doxal lii ñuy def nii état bi la ñuy ñaan mu ngir yàlla nañu jàppale ci lii. leneen lu nga xamee ni baykat yi mettitul nañ ko mooy ñàkkum subvention ci wàllum engrais ak jiwu bi nga xamee ni si lépp cher. ndax tey engrais rek dañu ko waroon a subventionné waaye engrais ren mu ngi jar 40 000 ba 36 000 francs. gërëm tey pour nga am benn pot tey yaa ngi génne 40 000 wala 50 000 francs pour nga am benn pot.
producteurs yi bëggoon ku leen jàppale ci seen jafe-jafe yi ñuy dund jamono yi moo waral ñu daje fii ci pàkk bi ñu duppee Macky Sall fii ci Potou ngir nag fesal seenu naqar. foño ab pepp la bu mel ni ceeb wala dugub wala sax mboq waaye moom jamono ji boo moyul jiw gi dootuñu demati ba gis ko mu di ab xibaar bu tukkee ci ay gëstukat nekk ca ISRA di Institut sénégalais de recherche agricole mu yëkkati kàddu yooyu la ci benn foire buñ doon amal jagleel ko lépp luy jiw fii ci réew bu Sénégal amoon fële ca Jimini nekk ca boori Kolda ndax loolee lépp liñ ci namm rek mooy fexe ba waajal bu baax a baax campagne mbayum ren gile. Abdoulaye Diallo ca diwaanu Kolda. foire des semences paysannes bu Jimini biir département bu Vélingara dafa doon ab occasion pour ñi yëngu ci wàllu mbéy ndax ñu xamle menace bi jëm ci mbéyum foño daanaka fileeg ay at Sénégal kenn dootu fi béyati foño bi ñu jëlul ay matuwaay. loolu sax mooy xew fi mu ne nii ndaxte bi ñu jàppee ne mbéyum foño daa am ay jafe-jafe te dañuy jublu ci yeneen meññeef yi bu boobaa foño bi day wéy di réer seetlu nañu ne nit ñaa ngi wéy di bay mbéyum foño ci ginnaaw am na fi benn nataal bi nga xam ne woneeguma ko te mun naa leen limal ay gox yi ci biir réew mi fu wàllu mbéyum foño daal di dellu ginnaaw bu baax a baax wax naa ko sax sama directeur ne ko file ay at bu ñu moytuwul kenn du béyati foño ci gox yooyu bi ñu seetaanee ba foño bi réer ngir ay jafe-jafe loolu musiba la. semence paysanne soo koy wax loolu lu am solo la te semence paysanne dañoo gis ne ci jamono yi dafa am loo xam ne dañ ko bëgg a neewal doole te ëpp na neewal doole parce que semence paysanne soo ko xoolee mooy jiw yi nga xam ne béykat yi moom la ñuy jëfandikoo mooy jiw yi nga xam ne moom la béykat yi xam ci fi ñuy dund. muy juróom-ñaareel édition foire des semences paysannes doon ab béréb fu béykat yi mën a am ay jiw yu baax mu waral béykat yi jóge nañu fu ne ci biir Afrique sowu jant ngir ñëw teewe bi le foire. Nous parlons de cette question. duñu masa tey di ñaax nguur gi ngir ñu dooleel gëdd ki ñu jox wàllu njiw ndax béy dundee man fi am doole. alimentaire dans les États et de notre continent. transition agroécologie soo koy wax jiw dafa ci am solo trop diversité biologique da ci am solo trop diversité biologique boobu soo ko xoolee tey jiw yi ñu am ci Sénégal nga dem Guinée jiw yi ñu fa am nga dem Mauritanie jiw yi ñu fa am soo boolee li nga xam ne béykat yi ñoo ko yor suñ ko valoriser loolu dañuy jàpp ne loolu lu am solo lay nekk donc léegi ñun lu ñuy wootee nguur gi ak yeneen partenaires yi nañu jéem a seet nu ñuy valoriser jiw yooyu. lenn lii tax béykat yi mbooloo mooy ne dañoo fas yéene indi seeni ndimbal bi wàllu mbéy mi gën a jëm kanam ci biir Afrique sowu jant. ñu dellu si Ndakaaru wax ci wàllum wér-gi-yaram dem fële ca hôpital boobu ñu naan dalal jàmm xam ngeen ne am na CTE di centre de traitement des épidémies ba mbas mi duggee fii ci réew bu Sénégal ñu ne nag ginnaaw benn at bañ fa defee CTE bi daanaka ña fa nekk di fay liggéey xeex bi ñu doon xeex ak niñ ko doon dundee ba léegi ñu ngi koy fàttaliku ndax ñu ci bëri amoon nañ ay njàqare ci ay jamono Ibou Diouf moom doxantu na dem ba foofu xool ñoom personnel bi ak ñi ko jiite naka la ñu dundee xeex mbas moomulee reportage. fii ci hôpital Dalal Jàmm nekk ci Géejawaay bu ñuy fàttaliku mbas mi di coronavirus ak malade yi ko fi njëkk a am liñ ciy fàttaliku bëri na liggéeykat yi tamit am na am njàngat luñ ci jot a def. oui effectivement beaucoup de. souvenir yu bari lan am ci lii. wante nag maa ngi may fàttali stress bi daa ànd ak terewul nit ñi takk woon muy catégorie yëpp ngir am benn objectif daan xeex jàngoro ji muy médecin chef service yi ba ci personnel administratif ak technique bi kenn demul ñu des. mobilisé autour d'une cause commune. Si vous voyez les 2 années là. ñaari at yi dañoo gunge lu toll ci ñetti junni juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay nit yu amee mbas mi ci lim boobu sax xale yi ñoom ñu ngi ci toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn cellule d'accompagnement bi ak prise en charge nationale bi moom sax daanaka dafa jël hôpital Dalal Jàmm def ko hôpital bi ñuy taxawoo yaay yi ak doom yi nga xam ne mbas mi daf leen a dal. Dalal Jàmm mooy hôpital bi nga xamante ni ci réewum Sénégal moom rek lan fi daa fajee soxna yi am Covid wan lor ñu leen doon defal césarienne ci suñ bloc opératoire yi.
ak mbas mi nag kilifa yi hôpital bu Dalal Jàmm jëloon yeneen matuwaay fii ci hôpital Dalal Jàmm lu ñu bëggoon mooy taxawu ñi nga xamante ne ñoo amee woon doomu jàngoro ji. Souvent c'était difficile. yombul woon nag lu jafe woon la dama daan wéet man kese sama bureau sama xel mi lu bari da ciy dem may poser ay questions wante su ma demee rek ba jaaxle daal di ñaanaat sunu borom su ko defee kon groupe bi ma jiite yàlla may leen ndam. kaddu yi di firndeel kontaante bi nga xamante ne ñi ngi fi feebaroon amoon nañu ko. di remercier ñëpp nag tout le personnel. di leen xamal ni que le service est impeccable. maa ngi sant yàlla alhamdulilah parce que médecin yi ñu fi fekk bàyyi ñu benn yoon. alhamdulilah jërëjëf xaw ma ne lii am na Sénégal wax dëgg yàlla. jërëjëf Ibou Diouf dañuy egsi ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf baatu fay naar bi xoromam démb la ñu xam dëgg-dëgg lu muy tekki l'observateur nañu coupe du monde bi ñu war a football ca Qatar ku ca dëgg Sénégal ne ko mas qualifié nañu ca démb la ñu dóor Égypte ca Diamniadio Sénégal ak Égypte gi woon démb ci stade Maître Abdoulaye Wade na mu demee yëpp journal bi di l'observateur xëy na di ñu ko nittiliwaat boole ko bind ci xëtamu njëkk mieux vaut Qatar que jamais xaar bi yàggoon na yëf yu metti woon na waaye coqam a gën këmm enquête dina kay ak le témoin ñu xëy bind ci seen xët yu njëkk Qatar nous voilà maanaam Qatar waajal leen ñu te xaar ñu te xam ne ñoo ngi ñëw journal Le Mandat ne ñu ila Qatar la si ne kay ne ko ahlan bikum fi Qatar mu di dal leen ak jàmm ca Qatar libération feelu leen ba di ñu wax ne Qatar googe ku ñu fa dëgg nee ñu masa champion d'Afrique mu di gayndee Sénégal yi qualifié nañu ci coupe du monde bii di ñëw entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé di ñu wax ci libération ne bu ñu yeggee ca Qatar ak jàmm dinañu fa def lu raw li ñu def ñi ko def di gayndee Sénégal yi yéene kay bii di libération xëy na ñenn ci ñoom ba di ñu wax ne góolub Sénégal bi di Edouard Mendy assuré na Sadio Mané ñëw rassuré bu nuppi yeewi waa Sénégal yi ne woon ñogg ba meloon nañu toog cib ne ndaxuk jaaxle Le Quotidien nañu démb gaynde yi tiituñu benn yoon Edouard Mendy ma woon ca kaaya mat na fa sëkk la mu doon Sadio Mané mi dugal penalty bi yóbbu Sénégal ca Qatar matum tudd matum tabaski tey la nangu day yombali duma tax entraîneur bu Égypte di Carlos Queiroz wax démb ginnaaw max bi ne boo boolee final ba woon ca Cameroun max aller ba woon ca Caire ak max bi woon démb ca Diamniadio Aliou Cissé moomu ci man moom mi mën di El Tactico Aliou Cissé ay kàddoom ñoo ngi ci xët mu njëkk Sud Quotidien nee na jëfi guerrier ak jëfi jàmbaar dëgg la suwar yi wane démb ci terrain bi réewum Qatar gi ñuy amalee coupe du monde bi Sud Quotidien nee nañu gayndee Sénégal yi invité nañ fa seen bopp source nañu lii mënut a nekk gaynde xamul loolu impossible n'est pas gaynde entraîneur équipe nationale bu Égypte di Carlos Queiroz mi doon wax ak di bàkku fu nekk ne bokk na ci fukki entraîneur yi gën a taqe ci àdduna bi source nee nañu démb nee na Aliou Cissé moo ko mën président Macky Sall yéenekaay bi nañu bi nit ñi génnee doon zibile démb ak feetu qualification gaynde yi da ko fekk di reer waaye reer ba la dagg génn sa mbëxloo ci mbambax mi Matar Ba ministre des sports ci journal L'Info ma nga fay xam ne qualification bu Sénégal bi gësam andiwu ko dafa ñor tab bi liggéey la bu ñu yàgge mu ne max démb bi xel xalaatul woon ñu koy perte record yéene kay nañu gayndee Sénégal yi defati nañu ko pharaon yi fa ñu leen jaarale woon ci final coupe d'Afrique ba woon ca Cameroun fa la ñu leen jaarale waa démb ñetti penalty la Sénégal dugal Égypte dugal benn Les Échos nañu lu yóbbu Sénégal ca Qatar ci coupe du monde ba bu doon ak saxaar la Sadio Mané ko dawal naataangoom bii di Cheikhou Kouyaté ni ñu ci nekkaay bi ñu gagné coupe d'Afrique bi dañoo toog ñun ñëpp waxante dëgg ci suñu biir ne suñu gagné coupe d'Afrique bi ba nuppi te demuñu mondial du jariñ dara Vox Populi mel ne ku naan ko moo taxit ni ngeen ko bëggee woon amee ngeen ko noone ne ginnaaw bi ngeen wanee seen bopp ci Afrique léegi nag yéen a ngi dëtmal àdduna bi Sadio Mané nañu ci Vox Populi dëgg la def nañu lu ñu mën démb waaye supporters yi ñoo def différence bi ci max bi journal Vox Populi ne ko ak laser yi égyptiens yi doon dóor gayndee Sénégal yi keroog ca Caire weex na leen xàtt démb ca Diamniadio sénégalais yi wan nañu égyptiens yi ne ku leen ko timbax ñu rimbax la ko Direct News yi moom jànge ci ne aw askanu booloo doon benn bokk benn jëm waay ngir lijjanti menn mbir loolee lañu gis ci maxub démb bi jeunesse sub Sénégal bi yéenekaay bi nee nañu koy bu jaajëfal leen ndax taxawaay bu rafet bi ñu wane démb waaye nag kenn du Sadio Mané Badio bi gonek Bambali gi desaletuñu dara stade yéenekaay nañu coupe du monde bi di ñëw Sadio mooy dem ca Qatar Salah toog ca kër ga. merci beaucoup Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen ñi àndoon ak ñun tam ci xibaar yi ñu ngi leen di sant rédaction bi di leen dig daje incha allah bu ngoon jotee à partir de 19h 19h30 journal en wolof 20h en français ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh mu wéyal Pape Cheikh. merci Naata ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm itam rédaction bu télévision Futur Média. parfum bi nag neex na dinaa ko commenter xam naa ba journée bi jeex rendez-vous wax nga ko léegi ak rédaction bi ca kanam à partir de 19h. Inch'Allah lu ko mooy xibaar yi dafay continuer ci suñu site internet di www.igfm.